ñëw fii pour jooy li nga xamante ne moo nekk suñu biir xol mooy également pour ñëw ñaawlu taxawaayu nguur gi ci li nga xamante ne moo dal ndaw ñi nga xamante ne ñoo daanu géej parce que bu lu tolloog juróomi téeméeri ndaw daanoo géej te nguur organisé wul deuil national dafay laaj peuple bi jël responsabilité am à travers des organisations de la société civile ou même d'autres organisations loolu moo waral fii suñ taxawaay pour wax ni effectivement taxawaayu ñaxtu la en même temps ci li war a jëm ci ndaw ñi ñu jëmale ko ci ndaw ñi balaa mbir mi di jéggi dayoo parce que bu ñu continuer di noppi lu raw li mën na fee am et chacun d'entre nous chaque Sénégalais a une responsabilité par rapport ak li nga xamante ne moo nekk di xew ni waaw mënuma xam ñaata mais bëri nañ ndaw ñi bëri nañ organisation yi lëkkaloo bëri nañ mais li ëpp solo ce n'est même pas le nombre c'est la symbolique de l'indignation mooy taxaw ne effectivement lii am na suma réew la amee samay ndaw yi réew la dal ñi mu dal Njaay lañ sant Jóob lañ sant Camara lañ sant Gujaabi lañ sant Mendy lañ sant Gomis lañ sant ay sénégalais lañ ay góor lañ ay jigéen lañ ay mag lañ ay ndaw bu ñuy wax ay mag ay ndaw mooy ñu toll ci bëgg a doon dara te mënuñu ko doon seen biir réew parce que seeni réew joxuñu leen opportunité bi parce que effectivement jaay nañu géej gi parce que effectivement li waroon jëm ci mbay mi ñu war ko jël jëmale ko ci ndaw ñi jëm na ci ñeneen ak ñeneen suuf seeg lu nekk ñu ngi koy pasare moo ñu jural situation bii nii donc dafay baax ñu génn taxaw wane ni li xew neexuñu parce que bien vrai que yàgg nañ amal ay manifestation yoo xamante ne jooy lu mel nii la jooy impunité la jooy mauvaise gouvernance jooy injustice jooy yooyu yëpp mais tey dafa spécial li spécial tey boo leen ko xoolee li ko mandargaal mooy yëre yu ñuul yi nit ñi sol ak dal bi nit ñi àndal pour effectivement wax ni suñuy doom ñoo lab ci géej gi suñuy doom ñoo mujj ci gémmiñu requin yi suñuy doom ñoo mujj ci gémmiñu baleine yi effectivement il faut que ça s'arrête. mais lan mooy problème bi nga xamante ne jeunes yi di jóge seen réew di dem ci comment on le dit l'Eldorado. waaw xam nga mooy effectivement parce que amatuñu ay possibilités seeni biir réew parce que effectivement ñi leen jiite firi wuñu seeni gént man boo may jiitee te firi woo sama gént damay dem feneen fuñ ma mën a firilee sama gént parce que boo may jiite da nga may mën a géntuloo mënatuñu géntuloo ndaw ñi il faut que ñu am ay njiit yu mën a géntuloo ndaw ñi pour wala ay njiit yoo xamante ne bu ndaw yi géntee ñoo wax leen ni lii lañ gént ñu mën a firili ndaw ñi gént mënuñu firili ndaw ñi gént ndaw ñi dañuy seeti feneen wuti feneen làqukaay comme ni ko rappeur bi doon waxee gàddaay wuti feneen làqukaay pour effectivement mën a am dund bu gën. wax mooy que ne tey ñi ngi fi li ñuy wax tey moom la ñu doon wax 2005 moom la ñuy waxaat tey parce que 2005 bi vague bi amee on en a parlé nous on est des artistes graffeurs on a fait des fresques murales par rapport à ça. ren mu ñëwaat gën a métti parce que aussi bu fekkee ne dañoo dem ba jeunes yi amatuñu espoir ci seen biir dëkk yaakaar nañu il faut ñu dem ci dëkku jàmbur pour tekki situation bi dafa wuute parce que fu mu toll nii ku ñi ñuy dem seeti ku nekk nga tëj sa bër yaa ngi tëj sa bunt ndax xam nga ne dafa am feer bu fa nekk buy rayee ñooñu bu ñu demee fan la ñuy liggéey mais bu ñu gëmul ne mën nañ tekki ci dëkk bi parce que waajur yi bu ñu jàppee doom naan diw dafa dem ñëw tabax na kër am na oto mais nañ ko wax ki nekk ci dëkk bi nga xam ne mosu fi génn te am na kër tabax na oto mi ngi yor ñetti kër di leen gérer te fii la ko lépp di fekk nañ waxante duñu wax xale yi toog leen rek te duñ leen jox dara lu fiable duñ leen jox dara loo xam ne mën a parce que nit ki bu demee ba bàyyi métier am yaakaar ne il faut mu génn dëkk bi traverser ndox mi te bakkanam nekk ci xottu gerte sérieusement on se dise la vérité quoi parce que nit ñi ni ñu mënti def it bëgg tekki lañ def bëgg tekki kenn mënu leen wax ne sénégalais bëgguñu tekki parce que li ñuy def nii yëpp pour tekki la mënal seen bopp mooy s'autogérer mais dafa am loo xam ne mënul deñ mooy que ne gouvernants yi ñi ñu jox ñu jiite ñi ñu jox ñu gérer dañuy fàtte ne ñoom nekk ñu suñu patron ñun ñooy seen patron te li leen waay mooy ñu gérer ñu ba ñun lépp lu ñu mën def entamer ko personnellement bu ñu ko tegee ci système bi mu rouler comme sur des roulettes
mais mënoo ne nit ki doo dem fenn fi ngay toog ba pare da jox ko solution. Ils ont mis des structures yoo xam ne nee nañ pour jàppale jeunes yi la mais da ngay dem foofu niñ lay accueillir wala lañ lay laaj doo ko am sax pour mën a xalaat sa jot ci xaalis boobu te nañ ne pour nga développer la. nañu bàyyi naxante bi te waajur yi ñu bàyyi booy ñuy teg pression naan leen diw nangam diw sangam nañu gestu ne booy bi nekk ci kër yor kantinam di développer yëf ñu mën ko aussi citer ci réussite yi. loolu ci lu am la il faut que nit ñi di ko wax. donc dañu ñëw fii def marche bi pour di naqarlu li 480 morts yi am di ñaan état du Sénégal ñu gën a góorgóorlu pour créer ay emploi créer ay association pour suñu jeunes yi te comme ni ko président Cissé di waxee rek may dëggal nekk dem Europe taxul nga tekki que mun nañ nekk fii ku nekk bay sa waar ku nekk daan sa doole wala ku ci bëgg a dem tam nga dem ci ay anam yoo xam ne anam yu leer lay doon bañ a def loo xam ne suicide la parce que lii risque la daal risque la nga jël gaal parce que da lay wóor nekk à 50 ou 80% sa bakken daf ciy rot donc di jaale famille ñi dem yëpp yàlla na leen yàlla xare aljana te vraiment yàlla defal ñu sutura te jeunes yi nekk fii yëpp yàlla ubbi leen wërsëg ubbi leen sutura ubbi leen xewal ba ñu mën a bay seen waar daal. témoigner ñi nga xamante ne suñuy mbokk lañ suñuy frère lañ suñuy sœur lañ ñu gaañu si nga xamante ne mooy bateau bi mooy gaal yi si immigration clandestine ñu jël tey bésu tey bi def ko bésu témoignage bésu dëcc aussi bésu ñaanal leen et aussi bés boo xamante ne dañ koy def plaidoyer pour que li nga xamante ne mooy suñu jeunes yi nga xamante ne ñooy gaañu si géej gi ñu jog ci mu doy ñu wax ne dafa doy loolu. nga xamante ne mooy gaañu yi jeunes yi gaañu si géej gi ñu arrêté ko benn bi aussi sensibiliser suñu mbokk yi comme situation bi toll na fi ñu toll nii ñu arrêté dem si géej gi beneen bi aussi mooy sensibiliser état si li nga xamante ne mooy citoyens yi nga xamante ne gaañu leen si géej gi ñu reconnaître leen officiellement defal leen journée de deuil national mais aussi ñu taxawu seen i mbokk psychologiquement ak financièrement si ñuy dem aussi ñi nga xamante ne dañoo dem te ñëwaat nekk ay rescapé ñu wutal leen benn cellule de suivi psychologique loolu muy nekk ay actions yi nga xamante ne dañ ko war a def léegi à court terme avant ñuy réfléchir si yenn solution la ñuy jël si li nga xamante ne mooy mbëkk mi gars yi di mbëkk gaal yi à long terme. pour dakkal li nga xamante ni moom la ñu dippee immigration clandestine moom laay wax tous les jours les responsabilités sont partagées aujourd'hui aussi bien l'État est fautif dans ce qui est en train de se passer aussi bien la société est fautive de ce qui est en train de se passer donc maa ngi ñaan ku ci nekk li nga xamante ne ni moom moo la war nga matal ko ba tey ji suñu ndaw ñi bàyyi mbëkk mii nga xamante ne ni moom moo ñuy indi loraange bu ci nekk. La jeunesse d'un pays participe au processus de développement d'un pays donc il faut que ñu valoriser suñu jeunesse bi il faut que ñu mettre cette jeunesse dans les meilleures conditions il faut que l'emploi des jeunes soit au point il faut que la formation professionnelle afin que ces jeunes soient dans les meilleures conditions pour faire face donc au monde professionnel. loolu yëpp daal bëgg naa tey jii nii nguur gi aussi bien société bi ñu taxaw ci ba nga xamante ne nii suñu mbëkk mii nga xam ne daal moom la ñuy regretter ba tey waral marche bii nii ñu arrêté ko donc di wax aussi que les jeunes prennent conscience que ni tout peut se passer ici te mën na nekk fii nii donc il faut que ñu nangu que ni ça peut se passer ici parce qu'il y a énormément d'exemples yoo xamante ne nii fii la ñu tàmbalee fii la ñu paree te réussir nañ. donc dem Europe taxul kenn tekki waaw balaa nga ko weddi nag nga dem boo demee jànkoonteel difficultés yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk foofu donc je lance un appel solennel à ces jeunes-là d'avoir une prise de conscience je lance également un appel à l'État du Sénégal de se pencher sur ce fait d'actualité bi nga xamante ne nii dina dem ba nekk fléau incha allah suñu borom dakkal mbëkk mi incha allah merci.